asalaamaaleykum waa àddina ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziar fi ngeen nekk yéen ñëpp di leen jox loxo waaw di ziar mbokk téléspectateurs yi ak mbokk site internet yi surtout waa ñi di seetaan seen site internet Senbuzz waa tey ñu ngi fii seen émission ñu waxtaane ko waaw tey émission bi nag dañu indi thème bu am solo muy la jalousie dans les couples thème bi nga xam ne actualité la ci Sénégal xam nga tey jii dañuy ñëw fii ànd ak ay jeunes yoo xam ne ci quartier bi la ñu nekk pour waxtaan ak ñoom ci thème bi am solo balaa ñoo gën a xuus ci waxtaan damay bàyyi sunu invité yi nuyoo ba pare soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Fama Cissé. Fama xanaa njogonaloo ko tey. njogonal bee bëri. njogonal bee bëri waaw Fama tey dañu ñëwoon waxtaan thème bu am solo muy la jalousie dans les couples quoi Fama tey jii ba ma bëggoon wax cause jalousie lan moo koy waral d'où vient-elle lan moo waral cause jalousie. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp à travers Senbuzz di leen sant di leen gërëm seen teewaay fii si Ñaar Tali d'accord jalousie mën naa wax ni loo xamante ne baax na su fekkee c'est limité ndax koo xam ne dafa bëgg rek war naa mën a jalouse yaa ngi dégg mais par contre su yeggee yenn extrêmes yi moom je trouve que là-bas moom folie lay doon dootu nekk jalousie. bon mais damay laajaat benn question maanaam tey jii quelqu'un qui se sent bien aimé maanaam tey jii nga xam ni jëkkëram mi ngi koy toppatoo bëgg na ko par est-ce que kooku war naa jalouse tamit en fait. man daal dama xalaat ni jalousie su amee parce que partenaire am rassuré wu ko mais su fekkee sa partenaire rassuré la suffisamment waroo jalouse wala soo jalousé tamit dafa war a am limite mais su fekkee manque de communication dafa am seen diggante forcément di nga jaloux. manque de communication yooyu loolu nga gis ni manque de communication la quoi. waaw manque de communication ak manque d'assurance en soi te loolu la moo ko mën a def sa partenaire moo la mën a rassurer si loolu. mais est-ce que tamit ñàkk wóolu sa bopp tamit taxul ngay jaloux tamit loolu mënul nekk yow. waaw loolu laa la wax ni instant yi loolooy manque d'assurance en soi léegi loolooy manque confiance si sa bopp moo tax ngay jalouse yenn extrêmes yu excessif yooyu. d'accord kàddu gi rafet na trop sëñ bi nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay maa ngi nuyu waa mbokki Sénégal yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant tey maa fi ñëwaat fii ci beneen émission tamit ñu waxtaane ko quoi. waaw Badou maa ngi lay fay bu baax tey man bu ma doon laaj dama lay laaj ndax jalousie ndax preuve d'amour la wala c'est un vilain défaut quoi. waaw jalousie nag boo xoolee ba xool nag preuve d'amour la parce que tamit ku bëgg fiir parce que tamit nga bëgg nit tamit nga jékki-jékki tamit mu amaat leneen tamit nit rek la mën a nekk tamit parce que tamit loo bëgg torop bëggoo koo bokk ak dara quoi waaw. mais tamit loolu du est-ce que du manque de confiance bi nekk ci yow waru la mën a yàqal tey jii boo demee ba jalousie boobu noonu ëpp noonu tamit. waaw manque de confiance mën na ci am si benn côté si manque communication bu ci amee mais si toutefois que am na communication rek peut-être mën na bañ a yegg ci stade boobu noonu mais nag ku bëgg moom c'est normal da ngay fiir tamit. waaw mais nag fiiraange tamit dafa am fu mu yem parce que fiiraange bu ëpp folie la. te récemment tamit dañoo gis ne ñun dafa commencé nekk challenge sax même ci suñu dëkk instant yi parce que famille yaa ngi gis ay taal sa jëkkër. même pas 2 mois am na ñaari cas yi ci am te boo seetee ba seet sax alors que ne kenn ki dañ ko doon nax mais kenn ki am na te ki am boo seetee mooy femme bi nekk nu mu tudd sax Kër Massar jabaru colonel bi te boo seetee ba seet colonel bi defal na ko lépp am na oto am na këram ñu takkal ko wujju mu commencé. waaw quelqu'un koo xam ne qui se sent bien aimé xam nga koo xam ne dara manqué wu ko quoi. dara manqué wu war na tax buñ ko takkalee wujju tamit. non kooku moom d'accorduma ci carrément kooku moom xaw ma moom naka la ko mën a nan laa ko mën a jàppee keneen ki mooy ki nekk Maris la fois passée kooku dañ ko doon nax oto 4x4 lañ ko jëndal di ko mu yeewu xalaatul sax ci saa si mu yeewu taal jëkkëram kooku loolu du ma ko woowee jalousie kooku folie la waaw. waaw nga dëgg de loolu moom bu yàggee folie lay doon quoi soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Bella xanaa yow njogaloo ko. bien sûr. wala nga calme nii rek tey quoi. waaw dégg nga thème bi mooy jalousie dans les couples bon man dama lay laaj
est-ce que tamit nit ki bu jaloux est-ce que du sentir ni boppam moom il est infidèle ba tax na tey jii bu nekkee ak partenaire am muy jaloux est-ce que tamit loolu warulul jalousie bu ëpp bi quelqu'un qui se sent même infidèle moo tax na su xoolee partenaire am rek loolu lay gis ci moom. waaw merci avant tout dama leen di nuyu di rafetlu jotaay bu baax a baax tey nag ngeen di waxtaanee benn thème bu intéressant muy jalousie mu nekk loo xamante ni c'est une réalité ñun ñëpp a koy dund parce que tamit ku bëgg da ngay fiir loolu moo fi nekk mais quant à nag da ngay xool sa partenaire wala yow da nga jàpp ni que da nga infidèle moo tax boo xoolee sa partenaire rek dafay jaloux et tout ça. waaw parfois am na ñoo xam ne ñoom ils se sentent infidèles ba tax na suñu dañuy yaakaar ni seen partenaire sax bu ñu génnee sax ñoom ils sont infidèles tamit. non man yaakaar ma loolu c'est une raison pour loolu am parce que tey boo nekkee sa partenaire bu la respecté xam yow yaay kan jox la sa gëdd teg la sa place li mu wax sa diggante ak yow mu koy def kon donc ak lu mu mënta am yaakaar naa ni loolu yëpp mën na see bañ a ñàkk mais tey nag jigéen nag dañoo bëgg genre dañuy bëgg di protéger li nga xamante ne moom la ñu moom ba tax daf leen di jaxal ñuy def yenn yi genre ay actes yu inhumains laa ko mën a tuddee ay lakk sa jëkkër ay sotti diw li ñu tàng genre loolu moom dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw vraiment ni da ngay gëm sa bopp xam yow yaay kan voilà gëm sa bopp daal defar ba mu baax ci côté yëpp nga xamante ni voilà yenn yi du la ci fekk yenn actes yu ñaaw yi. waaw kaddu yi rafet na trop sëñ bi nuy naa la noo tudd. fay naa la man tubaab lañ may woowee mais Moxtaala laa tudd. tubaab lañ lay woowee quoi mais tubaab dama lay laaj tey jii su ma la doon laaj si jalousie parfois da ngay gis jigéen ak góor nekk ku jigéen ki di muñal ku góor ki di ko muñal ba ku góor ki amul dara mu koy muñal ba tey jii yàlla def ubbi xéewal ku góor ki commencé am dara xam nga wërsëgam commencé ba mu commencé am liggéey commencé lii ba commencé kii léegi jékki-jékki rek indil soxna si wujj parfois est-ce que loolu tamit taxul soxna yi di mer di frustré wu ba yenn conséquences yi ngay gis nii loolu di ci am tamit est-ce que loolu tamit yoon la. waaw d'abord je salue tout le monde di rafetlu toogaay bi di nuyu góor yàlla yëpp di leen jox seen wàccuwaay di nuyu aussi soxna yi fi toog et pour ñëw ci sa question nag jalousie moom la jalousie elle est humaine doomu aadama bu nekk ci kaw suuf da nga fiir certes nag bon degré de fiiraange yi ñoo bokkul mais pour ce que tu viens de dire nga nekk ak sa borom kër ba dara dul dara ngeen di jàppalante ba bés yàlla def mu mënal boppam mu utal la wujju bon je me dis que nii warul tax tamit yenn actes yi di am parce que li ñuy wax ni xàcc bu nekk wërsëgu borom la nit bu ci nekk tey bu fekkee da ngay am jëkkër j'espère que nii da nga ñëw pour am ci njaboot bu barke et puis da nga ñëw aussi pour tarbiyu ko comme ce qu'on dit que ni jigéen ñi seen aljana mu ngi seen ndoddu jëkkër yi j'espère que ni bu ñu ko xamee noonu ak lu mënti xew aussi di nga toog nga sëy sans pour autant ñu dégg la ci ay problèmes yu doy waar. parce que peut-être parfois tamit frustration parce que affaire bi da leen di bett tellement que xam nga dañu muñ ba sonn daal jékki-jékki ni mais est-ce que tamit communication bi war entre mari et femme loolu desul quoi ba tax ni loolu di si am nii wala entre couple tamit. waaw loolu day dellu ci le début d'un couple parce que nit bu ngay nekkal bu dara dul dara ngeen di commencer zéro remonter ba egg benn niveau bi j'espère que ni communication de base moo leen fa téye tey bu communication de base bi extraordinaire quoi qu'il puisse arriver di nga mën a xam yow ki nga nekkal kan la et tu seras en mesure de le comprendre mais bu fekkee ni que seen début da ngeen fausser seen communication leneen mën na ci juddoo. Mais pour revenir un peu sur cette question, moi je suis pas apte pour yi am noonu que ñu takkal la wujju rek tu dois avoir une réaction bu nga xamante ni c'est inhumain loolu je suis contre je suis vraiment contre en fait. soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay. naan la. Khadija laa tudd waaw. waaw Khadija dégg nga lu Mortala wax léegi nee na parce que loolu moom acte boo xam ni rafetlu ko la daal mais yow dama lay laaj tey jii en tant que femme ban comportement la jigéen war a am tey jii si foyam ba tax na tey jii sa jëkkër su jékki-jékki woon sax ne la indil naa la wujj wala genre xam nga sa jalousie nan nga ko war a mën a contrôler ba yenn yi du am quoi. bon déjà maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp maa ngi nuyu ñu fi teew man pour man jalousie normale am na ci nit certes mais jalousie excessive pour man folie la parce que nit ki dans un couple bu waxtaan amee
ñu déggoo kon yenn jalousie yi waru faa judd parce que léeg-léeg da ngay gis koo xam ne dès le base ku góor ki du wax dëgg bi par exemple ci jigéen ñi ku góor ki du wax dëgg bi léegi jigéen ki de fur et à mesure muy dem di découvrir ni liñ ko waxoon yëpp nekk fi leneen a fi nekk loolu day andi benn haine boo xam ne ba ëllëg nit ñi dañ naan jalousie la mais du jalousie mais lépp voilà frustration lay andi te defe naa lépp ci communication bi la lépp ci base bu la kii comme ni ko Mortala waxee léegi. maa ngi lay fay am sant bu wér Lamine Waly Fashion Day àddina wër képp Sénégal ràññee ma ci réew mi waaw non damaa namoon micro vraiment micro maa ko moom di wax ni vraiment dugg nga ci thème bu sensible di promenade boo xamante ni xale yu jigéen yi temps yi jël nañ ko di asib ak ñoom bi diwli nag lu ne mais dama jàpp ni la ma waxoon rek laay delluwaat yàlla suñu borom dafa dogal benn ñaar ñett ba ñeent mais pourquoi waruñoo takk xale yu jigéen yi sëy si mais pourquoi benn rek laay amul ci réew mi hôpital yi boo demee góor juddootul jigéen ay judd mais kon ñun fuñ jëm et puis dama sentir benn affaire boo xamante ni mu ngi commencé laal réew mi déjà 1 2 3 4 ñu dóor la ay martoog barki Dembo Ndiaye semmeñ lañ dóor semmeñ bàyyi ba jëkkër ji tëdd mu xàcc semmeñ dóor ko foofu mbëggeel am na fa dama ne li ñëpp bëgg da ngay raam ndànk jot ci leen wax ne nag maa ngi xuus léegi avec Lamine Waly tout est possible maa ngi ñëw léegi du ma leen may nada. Lamine sa yaram tàng na mais Mortala yow dégg nga li Lamine wax parce que moom nee na moom bu jigéen jalousie sax moom yoonam nekku ci parce que jigéen ñu ngi fi moom day takk ñeent ba ñett xam nga yow loolu ay kàddoom noo ko gisee yow. waaw xam nga nit bu nekk ak ta façon de faire moom loolu xam-xamam la xelam la. loolu. day koy wax loolu daf koy concerné moom. bu duggee ci waxu ñetti jabar ba jëm je sais pas combien 5 duma ko ci wax lu bari parce que man benn jabar lay takk sama life man benn jabar télé la jàkkaar lool 15 millions de sénégalais di ma seetaan plus diaspora bi di ma xool ci internet bi li may wax je le répète man benn jabar lay takk tu sais pourquoi parce que gis nga àdduna bi ñu toll. loolu c'est naturel en moi. loolu c'est naturel. xam nga nuñ dañ des ci débat bi. tu sais pourquoi loolu noonu. parce que gis nga tey toll nañ fu nga xamante ni bu fekkee ni que yaay chercher sa bopp ay problème yow yaay gisal sa bopp kàmb bi ñu lay suulee. yaa ngi comprendre am fii ñaari jabar ñetti jabar ñeenti jabar te mënuloo gérer sa foyer ça sert à quoi. waaw nee nañ l'islam nee na la soo ko mënee nga def ko mais je pense que ni jamono ji bu ñu toll man boog de mon côté li ma tal gëm ko mooy lan réaliser des projets pour aller de l'avant takk benn jabar xool nu may avancer ak moom ñu gérer suñu njaboot mën a gérer suñu foyer yar suñu ay doom bàyyi leen fi lu nga xam ne ëllëg bu ñu fi jigéen ñu mën ko suturloo mais pas di wër di takkantu di fasantu man je suis pas dans ça gis nga Lamine je vais te dire nga bëgg ko nga bañ ko. ok Lamine Waly nga bëgg ko nga bañ ko boo fi takkee 7 jabar kenn moo nekk sa xol. non loolu mënul nekk sa waay. est-ce que yaa may dégg da nga may déglu ma ñëw yow xëy na xale bi lay romb def baawam moo lay neex. beneen xale bi romb la doxinam neex la. nga bëgg am na loo sekk ak ñoom nga ni xaaral ma takk mais au fond de toi xam nga ni kenn nga bëgg. tubaab fo bee changé fo bi. d'accord lu moo changé fo bi yéen a changé fo ñun ñoo changé fo bi en fait. mënatuñ ko. arrête avec ça. li xale yi mën. lan la xale yi mën lu mag yi mënatuñ ko. tubaab li ma lay wax yaa ma ko gën a xam bu baax gone yi fo bi nu mën mag ñi mënatuñ ko c'est que nag xam nga àddina day dox tey dañoo ñëw ci yeneen argument. voilà donc dafa am benn kii bu génn temps yi je pense xaw ma xeetu bagage la daal ay feem la damay bañ a tudd tur bi parce que te la laa jàkkaar lool mais xeet googu utiliser nañ ko nit ki xëy suba fase ñeenti jabari mais am famille dafa non man gis nga réew non sa waay non yaa ma laaj damay wax déet non yaa ma laaj damay wax boo ma laajee damay wax dama ne faut mais changer parce que maanaam nañuy fowee léegi moo évoluer mag ñi mën a tunu gone yi ñoo tudd réew mi à l'âge de 15 ans 16 ans Lamine lan la non français yi dama koy bàyyi noonu parce que je suis comme ça ne bi may commencé nee naa la man je m'appelle tubaab lan la xale yi di def lu ñu gisul ci mag yi xale yi pare pour sëy lan la ñuy def lu ñu gisul ci mag ñi. dañoo jonge ci mag ñi la fekk baax. ñooñu seen bal jeex na waay sa waay
Lamine gis nga bu fekkee ni que tu veux pas te créer des problèmes d'accord là je suis tout à fait d'accord jonge bi dafay gën a avancer dafa gën a évoluer mais fan la jonge soxee ko ci mag ñi nga bëgg ko nga bañ ko gis nga Lamine si tu veux pas te créer des problèmes si tu veux pas te créer des problèmes à l'avenir si tu veux pas te créer des problèmes à l'avenir limiteel sa ay jabar bu ko defee nga mën a yar sa njaboot ça c'est très important. waaw mais foo bi bu la pee doole. parce que fookat nga moo tax. Lamine plaisir. plaisir li ma la ci moom wax la ci sax lu ndaw. waaw gis nga tey. waaw da ngay gis paa bu am ñeenti jabar. waaw paa bu am ñeenti jabar. wala genre mu am ñaari jabar en attendant. attends rek mu am ñaari jabar en attendant. am ay 7 doom. attends rek paa bu am ñaari jabar am ay 7 doom en attendant. toog problème yi bëri ko mu stressé wu. gis nga boo stressé wu le plaisir. c'est une chose bu nga xamante ni day wàcce say stress. loolu moom dëgg la. yaa ngi comprendre mais déglu ma rek bu fekkee ni que da ngay topp plaisir boobu noonu di wàcce sa stress pour yokku la yeneen souci parce que bu fekkee ni que plaisir mooy wàcce sa souci guddi nga dem tëdd ak sa jabar sa souci wàcc suba nga dem tëdd ak sa beneen jabar sa souci wàcc na amatuloo stress mais créer nga beneen charge ci yow parce que yaa ngi fa créer ay doom beneen charge ñëwaat sa kaw nga koy def successivement fan nga jëm. yéen ñaar moom xam naa ne moom yéen ñaar moom pareegoo leen quoi mais Bella ma dama lay laaj quoi dama lay laaj comme li Lamine wax nii tey jii tamit bu fekkee tamit yéen sa jëkkër yor na maanaam lu mu war a mën a yor yu mën a takkee ñaar ba ñett tamit est-ce que tamit moom parce que instant yi si société sénégalaise lañ nekk boo xam ni société bi 95% mun naa ne 97% yëpp ay musulmans lañ kon on a le droit xam nga d'avoir 4 femmes maximum. bon tamit tey jii bu fekkee mën nga ko laay wax mais am nga droit takk 4 femmes kon foofu noonu warul mën a am jalousie ba bu ñu la annoncé benn deuxième femme rek ngay tëb di dal. effectivement c'est vrai mais man lii Lamine wax ànduma si. duma si mës a ànd parce que man anti wujju laa boo amee sa jëkkër da nga koy takk fii du dem fenn du dem di xoole bay naan day takk leneen xam nga lan mooy problème góor yi ñoom dañoo ñàkk doylu ñoom duñu doylu jamais. parce que da ngay am sa jabar mu mel ni mu wax mu lay toppatoo li mu mën mu koy def si yow mais taxul da ngay génn di waxtaan du dem di xool feneen mais góor yi lan mooy seen problème te li ci gën a metti mooy bu doon dañuy takk ay ñaareel sax toppatoo seen jabar seen aaw nu mu waree mais duñ ko def dañuy takk ñaareel fàtte seen jabar abandonné ko carrément di yàq seen der en plus parce que góor yi la façon yooyu ñoo fi bëri bu ñu bëggee dugg si leneen dañuy yàq seen deru aaw ba mu yàqu yaa ngi dégg góor yi ñoom duñu doylu ñoom xamuñu vraiment ku leen di defal lu baax parce que même boo leen defalee lu baax nga dund ak ñoom lu metti taxul suñu amee dañ lay fàtt fii lañ naan fi ñukk vraiment. waaw mais tey tamit dañuy waxtaan quoi tamit Bella tey jii tamit góor bu gisee xale bu jigéen mu romb mu neex ko parce que góor rek la tey jii yow tu préfères que mu dem di gis xale bi jigéen bi ci biti bàyyi la si kër gi wala tu préfères que mu takk kooku indi ko si kër gi nga nekk ak moom nu wujju wala yow tu préfères que yow kese léegi bu fekkee da nga ko bëgg aki moo yow kese mun na la bàyyi si kër gi jaar ci suuf di jëlal xale bay appartement wala genre loolu tamit est-ce que du pousser seen jëkkër yi ñuy ragal di takk ba pare di jaar ci suuf di def yooyu tamit. non loolu moom vraiment bu ko si naxee fekk muy nekk si mbedd bi di tambambalu voilà loolu bu ko si naxee fekk mieux vaut kon mu takk mu indi. mais kon yow da nga ne yaa ngi dégg non man anti man du ma ko mës a non mais boo amee benn non may ma rek du ma si mës a loolu du ma si mës a d'accord loolu non loolu moom du ma si mës a d'accord wujju moom maa ngi moom munuñ def yaa ngi comprendre parce que tey boo amee benn mu mën la ñaar mën la ñett ba ñeent loolu lan ngay wuti feneen laa xamul bu baax laa la wax mais góor bi duñ doylu loolu lay seen problème duñ doylu. joxal faama nga ne. ma ne su ko matoon ñeenti du dem wuti feneen yaa ngi dégg man je préfère mu ñëw si kër gi ñuy wujjante que muy génn si biti di xooli keneen déggoo ma de xoolal loolu confiance si man confiance si man mii la si sama bopp laa am moo tax ma bëgg mu ñëw ñu wujjee ko. mais dafa mel ne am na ñi dañoo ragal seen bopp seen dañoo manqué confiance si seen bopp moo tax ñuy bañ wujjee déggoo ma de ngay fëlaale ak moom di tël fii di tël fee. muy xool la ban yow mu ñëw si kër gi ngay muy ñëw si kër gi ñuy defante ma loolu laa bëgg. mais kon yow sa jalousie yow nan nga koy. ma sama gérer dama ma ko gérer ba mu yem. may dox ak moom nànk. kenn du ma sonal. boo ko gérer du la indi ñaareel de. Faba li mu wax dina leen nee na moom. mës a nangu never loolu duma ko mës a nangu sa jëkkër daal dañ koy toppatoo di ko defal yu baax nga xamante ne du génn bay xool feneen sa jëkkër boo ko yoree da nga koy yor ni nga ko wax a yoree parce que jigéen tamit loolu la soo yoree sa jëkkër da nga koy toppat non ñi baax ñi ngi baax ba tey saykat yi ñu ngi fi di sëy yaa ngi may dégg
da ngay def ba mu baax toppatoo sa jëkkër di ko xamal yu baax yi et tout ça nga xamante ni bu génnee daxa du ko saf en fait jigéen ñi ay góor lañ koy saf man loolu laa gëm vraiment.